حمدا لمنزل دنا والداء ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل دنا والداء ومنزل الشفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليدفعوا به عن البلاء wa rahmatullah mbokk yi ñuy seetaan ci Xasaayid TV ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak ci sa sant dellu siwaat ci suñu chronique bi nga xamante ni dañ ko jagleel le SARS Covid-19 bi nga xamante ni moo lëmbe àddina bi yépp dañu defe ne woon feebar buy dellu gannaaw la waaye tey leer na ku ne ni boroom xam-xam yi tële nañ ndax feebar bi lëmbe na àddina tey dem nañ ba réew bu mel ni France ak doole gi ñu am yépp jël TGV transformé ko en ambulance di jël seeni malade di yóbbu Allemagne ak Suisse. Italie fi mu ne dem nañ ba hôpital ba nga xamante ni dañ ko tabaxoon ñoom it tële nañ hôpital ba fees na dell. loolu fan la ñuy yóbbu daf ñuy yóbbu rekk ci ñu ñaax ci suñu réew yi ñu dëkk di fàttali ni du coronavirus rekk moo ne ci àddina comme feebar. Sénégal dafa am ñoo xamante ni ils sont hémodialysés. Sénégal dafa am ñoo xam ni dañoo am hypertension artérielle te léeg-léeg mu daaneel leen sonal leen. Sénégal dafa am ñoo xamante ni c'est des diabétiques yoo xamante ni daf leen di sonal ñu leen di hospitaliser. mu am ñoo xamante ni sax xanaa wàññeeku na ndax état d'urgence bi nga xamante ni moom la ñuy dund transport yi doowatul waaye accident kenn ku nekk xam nga ni lu bari la woon Sénégal waaye itam terewul nit ñi dañuy feebar yeneen xeeti feebar. États-Unis dañu mujj costé un bateau de 1000 places boo xamante ni dañ ko prévoir uniquement pour ñi nga xam ni corona bi jàpp leen yeneen xeeti feebar lañ am ñu mën faa dem ñu leen di faj. Sénégal dans le domaine de la prévention toujours lan lañ prévoir ci domaine boobu waxoon naa fi ne Chine tabax nañ hôpital ci 10 jours France tabax nañ hôpital bu bees Italie ils ont monté un hôpital en 15 jours. Sénégal c'est le moment ñu mettre à l'épreuve l'expertise de nos entreprises du bâtiment xool lan lañ mëne waaye nag day fekk ñu jox leen luñ ko defee day fekk 1000 milliards yi nga xamante ni le chef de l'État moom la annoncé ñu am pàcc buñ ci dindi féetale ko hôpital. Sénégal dañoo war a am hôpital ndaxte Sénégal kat bu demee ba li coronavirus bi di wër àddina yépp ñu gis ay borom daraja feebaru coronavirus lijjanti avion ne dañ leen yóbbu France loolu gàcce mënu koo weesu man de gàcce la ci man ndax ma dem Sénégal feebar fa feebaru coronavirus bi nga xamante ni moo wër àddina bi yépp jaaxal tubaab yi ne nañ ma jëlee Sénégal yóbbu ma Europe kon y a quelque chose qui ne va pas. lii ñu war a wax mooy lan budget bi ñu consacré au Covid-19 dafa ndaw du xaalis état am na ay niche yooyu na fa état bi dem génnee fa alal xam naa ci yeneen émission fekk ñu waxtaan ak des hommes de droit ndax nous ne sommes pas des hommes de droit ñi ñu gën a xam yoon ak ñi ñu gën a xam économie am nañ xalaat yoo xamante ni bëgg nañ ko baaxee nit ñi baaxee ko état pour mu mën faa jëlee xaalis. mbokk yi ñuy seetaan ñi ngi leen di sant di leen gërëm am nañ laaj yu bari yoo xamante ni doomu aadama yi dañ ñu koo laaj te mënuñu lu dul tontu ci newoon nañ luñ ci xam danañ ko tontu luñ ci xamut itam danañ am modestie dem seeti ñi ci ëpp xam-xam ñu tontu ñu ci. dafa am ñoo xam ni chloroquine bi da leen intéressé trop
ñu doon ma laaj ndax chloroquine bi day faj coronavirus wala du faj coronavirus buñ ko tegee ci les règles de la science ak déontologie mënuñu ko considérer comme garab goo xam ni mooy faj coronavirus jàpp leen ni coronavirus amul garab amul vaccin ba fii ñu toll traitement symptomatologique le médecin yi di def waaye nag professeur Didier Raoult dafa nekk ba léegi ci phase boo xam ni mi ngi essayer garab goo xamante ni mi ngi joxe ay résultats li ma leen ci mën a wax ci xam-xam mooy garab danañ ko defar ne pour faj soj la mu am ñoo xamante ni ñoom ñooy occupé wu de ce qu'on appelle la pharmacovigilance di gëstu garab googu di xool ndax amul lu muy lor ci nit waaye organisme yiy autorisé garab ak ñiy saytu garab mën nañoo dem ba ne garab gii de soj lañ ko defaree woon waaye ndekete mën naa faj ndigg luy metti bu boobaa cahier de charge ba ña ko defaroon dañ koy defaraat yokk ci loolu état autorisé leen ko chloroquine bi ñoo ngi ñaan yàlla def ñu dem ba toll ci foofu waaye nag ñu jàpp ni c'est pas un antirétroviral parce que antirétroviraux yi ñooy faj virus ñoo koy anéantir ñoo koy rey dans l'organisme ku xool sida xam ni boroom xam-xam yi toj nañ ci ay bopp yu bare kaye yu bari bind nañ ko ba mu fees waaye taxut ba tey amul garab gu koy faj te sida wa gën a yàgg foofu te ba tey amul garab antirétroviraux yi ñoo fi nekk nag def avancée yu am importance ba tey képp ku nga xamante ni da nga amoon jàngoroy sida mun ngaa dund ci biir population bi te am na traitement bi noo koy jëlee noo xamante ni dana tax ba dootoo wàlle loolu benn la woon ci laaj yi am ñuy laaj sax bay laaj chloroquine bi fan la jóge chloroquine bi ma nga jógee ci réew mu ñuy wax Pérou la ko tubaab yi jëlee ca année 1600 di ko muy dox di dox ba 1949 lañ koy soog a commercialiser en France ci turu quinine américains yi doon ko woowee Aralen garab gu yàgg la ñun africains yi lekk nañ ci lu bare loolu mbokk yi dafay tax sax ma am lu mu junj les hommes de science les chercheurs sénégalais parce que nag publication yi génn yëpp tey fii ñu toll nii ñu koy def ci quinine bi ak ci coronavirus bi plus de 2000 publications génn na ci waaye amagu ci benn boo xam ni sénégalais ko def te kat nag ñu am ay borom xam-xam pourquoi les gens ne se posent pas la question def prévalence ne feebar bi dugg na Europe en 1 mois mu rey fa ay junni nit dugg na Afrique def na weer Sénégal benn nit lañ déggagum mu faatu est-ce que man sama genre gi nga xamante ni ñun dañoo fekkee woon Plaquenil lañ ca lekk est-ce que amul effet bu mu def ci suñu organisme ba tax ñun ñu am un système immunitaire plus développé que tubaab yi nga xamante ni musuñoo naan quinine c'est une question tout simplement muy suggestion boo xamante ni dama ko balancer aux hommes de science nañu xool la prévalence en Europe et en Afrique africains yi nga xam ne li ñu lekk ci quinine naan ko dafa bari est-ce que seen organisme développé wul loo xamante ni dana leen tax feebar bi na muy faagaagalee tubaab yi ñun africain faagaagalee wuñu ko ndax c'est une question que les tubaab se posent balaa ko tubaab yi doon posé wu ñun ñoo ko war a posé wu waxuma nag feebar bi du dal africain ndax bokk na ci question yi ñu posé ndax feebar bi c'est une arme bactériologique non c'est pas une arme bactériologique ndaxte SARS Covid corona du lu bees yàgg na fi te feebar la boo xam ni rabi àll yi la doon dal dafa am chaîne de transmission dafa jóge ci benn rabu àll dem ci beneen rabu àll jaar ci boobu rabu àll dem ci beneen rabu àll nit lekk ko
moo tax doomu aadama war na xool bu baax li muy lekk. nañu sant yàlla ba ñu nekkee ay réew yu gëm yàlla, ba ñu nekkee ay réew yu am diine, ndax diine lum la tere lu nekk rek am na lu tax. xam naa ni sama mbokki waaraatekat yi ustaas yi war nañ cee mën a développer sujet. Directeur monsieur Guèye, loolu lu ma lay suggérer la ci lekk li tax diine tere yenn ñam yi. ndaxte bu fekkoon chinois yi lekkuñu loolu ñu lekk, amaana feebar bi du egsi fii. waaye nag lii am na ba pare. am ñeneen ñoo xamante ni dañuy laaj prévalence bi, ndax dañoo dégg am ay borom xam-xam yu ne bu ñu moytul dina laal 70% de la population mondiale. man de amuma benn étude buy wax ni dina laal 70% de la population mondiale, waaye bu ñu defut ndànk dana rey lu ëpp la fièvre ba amoon Espagne rey ci ay doomu aadama. ndaxte am na feebar boo xamante ni mbas la mu juddoo woon Espagne, rey na presque 100 millions de personnes. ndaxte kat vaccin dafa génnagul, garab génnul, te li feebar bi di bañ tubaab yi réussir ko tënk ay nit na leen toog leen seen kër bu leen bouger. ñun Afrique dañ ko réussirul. ndaxte kat fi mu nekk nii la professeur Seydi waxoon rek lay dellu, mooy fi ñu jëm mooy confinement général. akay metti ci ñun, waaye nag bu fekkee moo fi sës mënuñu lu dul def ko confinement général. mu war nag état mu jël ay dispositions ba bis bu confinement général amee nit ñi bu leen feebar bi reyut, xiif bañ leen a rey. dana ci am solo torop. beneen bi, am ku laaj ne ndax feebar bi mën naa ñëw rek dal nit. déedéet. virus la boo xamante ni ci gëstu yi ñu gëstu dafay def transmission aérosol, mooy ma tissooli, mooy ma sëqët, day jaar ci sama gémmiñ wala mu jaar ci sama bakkan génn man mi ko am. bu la tissooli boobu duggee, bu fekkee danga ma jege nga noyyi ko wala mu jaar sa gémmiñ wala ci say bët, ci ngay soog a doo jàpp feebar bi. tey ku gisoon réew moo xamante ni wala àll boo xamante ni danga koy ñett, yow amoo feebar bi duggul kenn ku la jege, nga dem dëkk fa ñett ko yow kese, feebar bi du la fa fekk. ndax feebar bi amuti tànk yu muy demee, nit moo koy transmettre. c'est une transmission de l'homme à l'homme par voie yoo xamante ni respiratoire wala bouche bi wala sa bët yi. donc loolu lu leer la. beneen bi mooy, ndax nit mën naa jàpp doomu jàngoro bi te du ko xam? waaw mook VIH sida ñooyam. ki nga xamante ni dafa dem mooy sëy ak ku mu waruta sëy te jëlul ay précaution am, mooy delluwaat rek ci diine li ma doon wax naan maa ngi koy suggérer directeur pour mu borom xam-xam yi waxtaan ci, mooy li ñu waruta lekk ak li jullit waruta def. doomu jàngoro bi dugg la doo ko xam fileeg les premiers symptômes développé wul. nit mën naa am feebar bi te du xam ni am na ko. et pire encore, nit mën na am feebar bi nekk ci moom du développé benn symptôme. symptômes yi ñu koy njëkk a xamee ma limal leen ko, mooy dangay mel ni ku soj, léeg-léeg nga mel ni ku grippe, di sëqat, dem ba mu yàgg sak nooy mel ni luy xaw a jafe comme ni asthmatique yi di def, léeg-léeg mu def la bopp buy metti, ba pare def la yaram mu tàng lool sax nga mel ni ku siburu. loolu mooy symptômes yi nga xamante ni feebar bi moom lay wane ci nit ki bu la dalee. mën naa dal nit te benn ci symptômes yooyu nit ki du ko am. am na ñoo xam ni sax fii ci Europe nee nañ maladie bi, feebar bi dugg na leen doomu jàngoro bi te fajuwuñu, te dem nañ ba wër ñu ngi ci biir société bi di dox. ñooñu nag ñooy danger.
ndax ñi nga xam ni dañoo yor virus bi ba pare asymptomatique développé wuñu benn symptôme tey dugg ci biir nit ñi ñooñu ñooy ñi nga xam ni ñooy propager la maladie ndax yàlla moo bind te yamalewul sama juróomi baaraam yi tolloowuñu man mën na maa dugg duma def dara mu dugg la fukki fan mu rey la am na ñuy laaj fan lay jàpp ci nit ñi ñu hospitalisé ñëpp ñu nekk ci des services de réanimation seeni xëtër mooy noyyikaay yi la jàpp ay lésions pulmonaires la def dem ba nit ki def lu ñuy wax détresse respiratoire dootul mën a noyyil boppam ay machine ñoo koy noyyil foofu it ma dellu di ñaax réewum Sénégal France de dañoo jël société boo xamante ni oto lañ doon defar ñu ne leen seeni ingénieur jël leen ngeen yóbbu leen air liquide bi nga xam ne ñoo doon defar les machines de respiration artificielle ñu renforcer leen ndax capacité machines yi yokk ndaxte ci semaine bi France dafa soxla 10 000 machines am réew bu bëggee avancer noonu lay def ndaxte la président France wax moom lay wax depuis le début c'est une question de souveraineté nationale Sénégal nag waxoon naa nañ jéem a defar gant nañ jéem a defar masque nañ jéem a defar lunette de protection waaye ba léegi dégguma ci dara usine ba fa nekkoon di defar garab ci état d'urgence lañ ne état war cee mën a teg loxoom nationaliser ko ba bu ñu amee garab goo xam ni feeñ na ci àdduna bi ñu war koo mën a defaral suñu bopp garab yi ñuy jaay ci eBay bi ñu war koo mën a defar waaye loolu tamit dégguma ci dara xëy na autorités yi suivre ñu suñu télé bi waaye du ñàkk mu am ku ko dégg ne leen am na waa ju bari wax ju nekk fële ci Xasaayid TV nee na ngeen nationaliser usine bi fi nekk te jéem a uti ay respirateur artificiel ndaxte foofu dinaa wax tuuti ci médecine mooy ni que ñi yor ambulance di def transport médicalisé ñu mel ni ñoom docteur Signaté ma koy nuyu ak docteur Massamba Diop nga xamante ni il est pionnier dans ce domaine fàttewuma docteur Niang bu Suma ñi nga xam ne dañu yor ay ambulance di def transport médicalisé xam nañ ni bu nit ki bu fekkee dañ ko intuber ventiler ko respi yi nekk ci ambulance yi du ay respi yu mag ay respi yu ndaw lañ donc nit ki buñ ko jëlee ba jëlee ko fañ koy jëlee intuber ventiler ko indi ko hôpital ñu war ko hospitaliser respi bu mag bu am doole moo ko war a yor ndax ñun fii en Europe en réanimation la durée d'une hospitalisation en réa pour une personne intubée ventilée dañ daan wax 5 jours à 8 jours maximum une semaine mais tey on est passé de 5 à 8 jours on est allé sur 20 jours donc machine yu am doole lay laaj te am réew bu fekkee ne question de souveraineté nationale dafa taxaw faj say nit ci souveraineté nationale la bokk te Sénégal ba tey waxaguñu ni ñoo ngi taxawal hôpital de niveau 4 beneen bi am réew ñàng mu baax ak hôpital yu baax feebar faju ñoo yor réew xam-xam mooy doxal am réew boroom xam-xam yi ci réew mi na leen chef de l'État déglu boroom xam-xam yi ci réew mi nañ jël question d'intérêt personnel yi ñu teg ko à côté te xam ni gaal gi bu suuxee ñun ñépp lay suuxal mbokk yi duma jeexal te duma dellu di leen fàttali moytu leen dajaloo moytu leen demalante ak dikkalante ku ci am mbokk moo xamante ni mënoo koo bañ a seeti woo ko ci WhatsApp te sax nag tey danaa am lu ma ci soroxal lu ci bokkul mooy ni que en Europe état bi dafa imposer les sociétés de téléphonie ñu rendre le téléphone gratuit internet connexion gratis ak appel illimité pour que nit ñi mën a toog seen kër
gor day góor ci dara. loolu suggestion la bu may jox état Sénégal jot na tey ñu rendre le téléphone ak internet gratis ba nga xamante ni kenn ku nekk di nga mën a wàññi say déplacement boo nammee sa mbokk mën ko woo ci WhatsApp. c'est une suggestion ndax fii ci Europe tey def nañ ko. la may mujjee toujours mooy nañu moytu demlante bi ak dikkalante bi loxo yi bu leen fàtte mukk di ko raxas. bàyyi leen nuyonte bi marax ba alhamdulillah doy na yëre yi dañ koy fóot ba mu set tey paase yëre kenn du ko weer ci ker yëre ci naaj lañ koy weer. nañu moytu bu ñu génnee di laal suñu gémmiñ suñu bakkan ak suñu ay bët. solution hydroalcoolique yi baax na trop waaye saabu ordinaire bee ko gën téeméeri junni yoon. La membrane qui constitue ce virus, elle est grasse. Donc saabu rek moo ci mën dara. bu ngeen jëndee ay objet ci biti yoo xam ni loxo yu bari daf koy laal bu ngeen ñëwee na ngeen ko teg fu ko kenn dul laal ba mu def fa minimum 24 heures te bu ngeen duggee seen kër premier réflexe mooy na ngeen raxas seen loxo. sama mbokk yi ci hôpitaux yi ma leen di dénk ne leen du ngeen ay sapeur pompier. Vous n'êtes pas obligé de sauver ou périr. Vous avez une devise, c'est de sauver et faire le maximum pour sauver. na ngeen sàmm seen bopp te xam ni da ngeen a bàyyi njaboot seeni kër ku ci ñibbi la nga yóbbu woon ci hôpital ba nang ko fa bàyyi te boo ñibbee na nga jël ay précaution ba suñu jarbaat yi ci kër gi ak suñu doom yi ci kër gi ñu musal leen ci mbas mi. maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox rendez-vous ci suñu prochaine chronique jërë ngeen jëf. ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل الدنا والداء ومنزل الشفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليدفع به عن البلاء